mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam am nañu kontaan tey bu baax a baax dellu si di waxtaan ak mbokk sénégalais yi ak mbokk ñi nga xam ne nekk fii ci diaspora ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm tey jii nag xam naa ne sunu vidéo du mën a gudd lool ndaxte xam ngeen tey jii suñu excellence président de la république monsieur Macky Sall mu ngi fii ci New York kon nag xam naa ne tey jii duñu mën a gudd bu baax a baax ndaxte comme dama digguloon mbokk yi te dinaa leen dellu waxtaan ak ñoom rek moo taxit ma ñëw kontaan nag ndax boo defee vidéo nga may feedback ñi nga xam ne loom importance loolu dafay wane rek ñu ngi ci dëgg ñu ngi ci yoonu fu ñu jëm waaw tey xam ngeen semaine bi passé yàlla def assemblée nationale toog na xam ngeen aussi benn bokk yaakaar lu mu am au niveau de l'Assemblée nationale defam lu tuuti rek lañ ci bëgg leeral nit ñi ci wàllu Assemblée nationale dinañ ci wax dañuy wax tuuti aussi ci réalisation du président de la République li nga xam ne lépp lu ma leen wax fii rek daa fekk ngeen teg seen bët xam ngeen dinaa def waaye nag man lu may wax fii def ko jëf ba pare kon nag nit bu defee dara di liggéey réew moom kon vraiment da nga koy sant bu baax a baax waaw ci wàllu assemblée nationale ñu ngi ndokkal ñi nga xam ne les députés de l'Assemblée nationale mooy ñi nga xam ne ñoo ko au pouvoir comme à l'opposition mais bu particulier mooy ñi nga xam ne mu waa diaspora yi président Macky Sall waa diaspora ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ndax def na li nga xam ne lu musul am nit nag bu defee li nga xam ne lu musul am da nga koy war a sant parce que jël 15 députés ci wàllu diaspora loolu dafay wane ne rek président Macky Sall lu mu doon wax dëmb mu ngi koy xalaat ba tey parce que bu mu ñëwee fii au niveau des États-Unis d'Amérique waxoon na bu soobee yàlla dinaa def diaspora 15e région ah nit ñi daan waaw loolu est-ce que dina mën a nekk noonu nan lay nekkee diaspora nekkul ci biir Sénégal nan lay nekkee région waaye dafa ne wane rek président Macky Sall vision tout le temps bu muy wax moom vision claire la am xam nga bu ma commencé di ko wax ñeneen ñi naan waaw kii lu muy wax nii nan lay amee fii 15e région nangam bon patiti patata pour ñoom loolu la du mus a am waaye waa diaspora ñëpp nag waa diaspora yëpp ñu ngi koy gërëm ndax li dafay wane ne rek xelu président Macky Sall mu ngi ci ñun te moom ci boppam dafa xam ne moom président de la République moom ci boppam daa xam ne vraiment waa diaspora ñun tam seen xel mu ngi ci Sénégal ndax lan parce que bu ngeen xoolee diaspora lu muy yónni par an plus de 1000 milliards par an ñu ngi ko yónni ci biir Sénégal kon loolu dafay wane ne rek am na benn participation bi nga xam ne bu am important bi nga xam ne ñun ñu ngi koy participer au niveau du Sénégal tout le temps dañuy def ñun waa diaspora dañuy wane toujours nguuru Sénégal gouvernement kese mënul def lépp c'est pas possible gouvernement mënul def lépp waaw
parce que ñëpp duñu mën a am poste ñëpp duñoo mën a poste ñëpp duñu la mën a financer waaye nag ñi nga xam ne ñu nekk bitim réew vraiment ñu ngi jàppale président Macky Sall bu baax a baax a baax a baax moo tax it vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal nag yokkute ndaxte waa diaspora bu ñu yokkutee rek Sénégal day yokkute kon nag vraiment ñu ngi leen di sant bu baax a baax moo tax it bi ñu ne waa diaspora am nañu 15 députés ñu kontaan ci nag ñu kontaan ci bu baax a baax a baax a baax balaa loolu di am président Macky Sall lan la def président Macky Sall dafa jël oto yi nga xam ne 5 ans la amoon foofu la ko fekk ñu ne oto bi bu ëppee 5 ans du mën a dugg ci biir Sénégal waaye nag xam nga président Macky Sall dafa bëri yërmande mu naa ne ginnaaw loolu la léegi il faut ma defal leen ba 8 ans moo tax it léegi waa diaspora nag gën a kontaan waaye du doy de duñ fa taxaw de du doy de waaw président Macky Sall dina la ñaanal encore dina la ñaanal yeneen ñaari at yi nga defal ko ci mu nekk 10 ans waaw loolu moom dinañ ci wax dinañ ko ñaan bi nga xam ne sama classe gi di wax ak yéen comme ça mun a am même bu dee benn carcasse bu 10 ans mun a doxal ci biir Sénégal lu ñu doon tiit pour oto yi gën a bëri Sénégal yoonu moo amuloon yoon ci biir Sénégal Dakar amuloon mais xool leen léegi région boo dem ñu ngi defar ay tali région boo dugg ñu ngi defar ay tali ñu ngi defar ay pont mais xool leen ndeysaan pont de l'émergence léegi dañ ko tuddee ndeysaan Aliou Ardo Sadio Sow xool leen boobu pont ku jógoon léegi Dakar ngay ñibbi Parcelles Assainies maa ngay dem Guédiawaye xool leen 2 heures de temps ngay def ci yoon bi balaa nga yëg ci boobu pont mais léegi xool leen léegi kuy jógee Dakar doo taxaw sax kon nag kooku vraiment ñu ngi ko ci gërëm bu baax a baax parce que Dakar dafa gën a yaatu di gën a yaatu ñu defar tali yi mais xool leen léegi route de VDN bi prolongement de VDN man keroog dama yéemu ci yàlla waaw loolu moom il faut ma wax ko fii parce que man musumoon xalaat loolu mbir mi dem na ba foofu dama demoon Géejawaay man ak sama benn xarit léegi bu ñu nuy see ñooñu ba pare ñu war a ñibbi léegi après ñu ne ñoo jaar leen fii ñu ne ñu fii amul yoon ñun déedéet autoroute am na fii mais man ak sama xarit bi buñ fa jaaree non dama yéemu ci yàlla waaw tali bu bees tàkk ndekete boobu mooy continuer ba Tivaouane Pël man mu xamu ci woon dara waaw léegi dafay wane ne rek léegi yow boo jëkkee ville bu fekkente ne côté Guédiawaye nga dëkk mbaa côté Parcelles mbaa nga waa ngi dem ba Tivaouane Pël mbaa ay Malika doo jaar sax autoroute à péage waaw doo jaar autoroute à péage de déedéet da ngay contourner jaar ci côté VDN bi kon nag loolu man bu ma ko gisee vraiment dem ci kontaan bu baax a baax kon nag ñu xam ne vraiment président Macky Sall mu ngi liggéey Sénégal bu baax a baax kon nag ñu ngi ko ñaan ba léegi ñu ngi ko ñaan na gën a dimbali diaspora bi na gën a taxawal diaspora bi na ñu gën a yëg ni ñu yëgee Sénégal dañoo bëgg vraiment aussi président Macky Sall ñu gën naa yëg bu baax a baax parce que aussi bu fekkente ne yàlla def na tali yi léegi dafa yaatu ay Ila Touba léegi xoolal ndeysaan Matam Ourossogui ba Bakel ngay commencé kon nag na ñu may ñu dem ba 10 ans waaw ñu ngi ko gërëm waaw xam nga gis nga nit lépp looy def da nga war a teey waaw tey dafa baax ci doomu aadama xam nga nan nga nekk ci assemblée nationale plus de 10 ans maîtrise woo benn article mais xool leen ndeysaan ñoom Mamadou Diop Decroix waaw xoole rek keroog ndeysaan nu mu jëlee parole pour man nu mu génne ci chaise bi di waaxu man dama tiit billaay jour dama tiit sax pour man est-ce que demul di xeex ak Abdoulaye Makhtar Diop ba président Moustapha Niasse lu ma ci xam parce que nu mu waaxoo di dem di jël parole ñëpp dañoo tiit waaw ñëw nag ànd ak doole ndeket doole yi demul fenn ndeket xamu ci woon tous jërëjëf Abdou Mbow
waaw Abdou Mbow moo defaat ci palaasam waaw ngay ñëw di yuuxu xamoo sax li ngay yuux mooy lan mooy problème lu may wax toujours opposition mun nga opposer nit ki waaye nag na doon ci dëggu waaye nag di contre pour contre moo tax toujours da nga dugg ci erreur moo tax ñoom la plupart duñu xool est-ce que lii yoon la mbaa du yoon déedéet ba léegi ñoom c'est la personne du président Macky Sall moo leen di déranger waaw kooku moo leen di déranger moo tax toujours ñoom duñu xool lu ñu war a def comme ñoom président Macky Sall moo leen di déranger tout le temps ñoom dañuy def seen xel yépp teg ci ba nga xam ne ba ñu dëgg seen i dëgg waaw loolu mooy seen i problème keroog nag vraiment j'ai pas beaucoup apprécié sama xarit bi waaw sama xarit la nag vraiment Cheikh Tidiane Gadio sama xarit la c'est mon ami et c'est mon frère waaye nag Cheikh Tidiane Gadio lu mu am kenn musu ko am mun naa wax moom weesu na sax Afrique c'est la seule personne mi nga xam ne moo mus a nekk ministère des affaires étrangères pendant 9 ans waaw moom Cheikh Tidiane Gadio ku baax la waaw ñëpp xam nañu aussi diplomatie Sénégal nu mu ko liggéeyee waaye nag moom bu demee léegi ba dem di xaw a takkaloo ak ñoom Mamadou Diop Decroix ak ñi nga xam ne ñi foofu du palaasam waaw sama gars yi Cheikh Tidiane Gadio fu mu toog foofu du palaasam même bu doon sax mu nekk neutre bu demee sax mu seet benn 16 am toog fa moo gën parce que moom bu weex la yoree parce que ku yore diplomatie pendant 9 ans ñi nga xam ne guddi ak bëccëg ñu ngi xuloo seen bopp di xeex ak seen bopp foofu du rolam sama xarit Cheikh Tidiane Gadio foofu moom bokk foofu yi waaw foofu du sa place de ànd ak ñoom Mamadou Diop Decroix déedéet foofu du sa place waaw bu yàbboon sax nga nekk ci sa séjo kese nga toog waaw bañ a jaxase ak ñoom waaw parce que yow moom foofu du sa place xam nga ku def 9 ans nga nekk ci diplomatie kon nag yow am na xam-xam bi nga xam ne ci wàllu diaspora am na xam-xam bu bëri bi nga xam ne ci wàllu diplomatie kon nag ñi nga xam ne dañuy xuloo seen i biir di xeex ak seen i biir kon ñooñu waroo leen jeg sama xarit Cheikh Tidiane Gadio waaw xam ngeen loolu nag vraiment il fallait ma leeral mbir mi ci wàllu assemblée nationale xam nga tout le temps gars yi dañu naan waaw assemblée nationale est là pour le président man daal vraiment gars yi des fois dañu may jaaxal quoi billaay non c'est vrai c'est vrai des fois gars yi dañu may jaaxal waaw dañ may jaaxal parce que bu fekkente ne même fii ñu nekk nii fii au niveau des États-Unis d'Amérique fii xoole les républicains les démocrates bu fekkente ne président dafa bëgg dugal dara mais xoole day leen di woo ay ñi nga xam ne ñoo bokk parti mu ne leen man du ma bëggal dugal bii loi waaye nag Sénégal daal pour ñoom daal boo nekkee député à l'Assemblée nationale lépp lu président indi nañ ko boycotté mais loolu mooy député non du loolu du député à l'Assemblée nationale boo fa toogee peuple bi nga war a toog bu fekkente ne président de la République indi na lii nga xam ne dafa am njëriñ réew mi dañ koy voté waaye nag nañu opposé président rek loolu ab kii la loolu ab wax la non loolu du doxalee noonu non assemblée nationale du doxalee noonu assemblée nationale day xool li nga xam ne lu njëriñ mi ñu koy di dimbali parce que président Macky Sall moom réew mi am na fu mu bëggee jëmale réew mi kon nag bu fekkente ne lii dañ ko war a voter à l'Assemblée nationale te buñ ko defee dañ ko war a am njëriñ réew mi mais il faut ñu yóbbu ko Assemblée nationale gars yi voté nag loolu mooy dëgg di waaye nag
lépp lu ñu indi rek baaxul non non ñun ànduñu si te ànduñu si ëllëg rek jeex na rek ah loolu tam sama waay gars yi loolu di kii de ah loolu vraiment loolu di kii loolu du mbir mi da du noonu. Assemblée nationale bu ñu indee loi bi nga xam ne loi bi dafa am njëriñ ci Sénégal dañ ko war a voter waaw waaye nag nekk fii rek di coow gudd ak bëccëg ñi xam ne amul benn njëriñ loolu moom du ci kii waaw. xam nga keroog waxoon naa ci wàllu nomination am na ñoo gars yi nga xam ne dañoo xawoon frustré di yuuxu fii vraiment patiti patata dem ci rajo yi di wax lu sudul noonu ah comme des gens suñu xarit Youssou Touré bon j'ai aimé aussi waaw j'ai aimé vraiment Youssou Touré lu mu def xam nga doomu aadama nit Youssou Ndour way na ba pare Youssou Ndour way na nit ku dul jul amul nit ku dul jum amul yàlla rek moo dul juum waaw Youssou Touré waaw juum na keroog vraiment juum na waaye nag boo juumee nga ne mais nga xam ne vraiment dangaa juum nga dellu ci ginnaaw loolu ab ngor la waaw loolu ab ngor la parce que gor boo demee ba juum nga xam ne vraiment dangaa juum da nga war a dellu ginnaaw nga xam ne vraiment nga baalu nit ñi ak nga def vraiment lii dama juumoon def na ko waaw baalu na ak vraiment publiquement wax na ko mu ne président na ko baal première dame na ko baal mu ne peuple Sénégal na ko baal waaw lii la nit boo defee erreur nga def njuumte waaw waxal nit ñi dangaa juum waaw def na lu baax man de vraiment dama ci kontaan trop ci lu mu def noonu parce que aussi nit boo demee ba juum rek vraiment xamal nit ñi vraiment dangaa juum te aussi lu am importance la waaw gis ngeen aussi ndeysaan xam nga toujours damay wax président Macky Sall dafa bëri yërmande waaw dafa bëri yërmande ndeysaan bu ngeen xoolee ñi nga xam ne ñu demul ba à la retraite ndeysaan dañuy toog des fois ñu dem jël seen i pension am na ñoo xam ne sax duñ ci mën a jël sax buñ ci jëlee taxi aller retour rek lu leen di dese du bëri waaw parce que seen pension bi dafa xaw a néew trop waaye ndeysaan président Macky Sall ñëw vraiment acte à saluer la waaw président Macky Sall bu mu ñëwee yokkal leen seen i salaire yokkal leen ñi nga xam ne seen pension te amutul léegi pour 3 mois ay waay lii ku ko musoon gis ku ko musoon yaakaar xam nga am na loo xam ne doo ko mën a imaginer ci sa àdduna parce que c'est très rare nga gis dara ñi nga xam ne mu nekk na ci kaw mu dellu ci suuf en général président yi bu ñu ñëwoon tout le temps dañ ci war a bëgg a teg ñaari ñetti mbaa juróomi dërëm pour aussi seen budget gën a yokk waaye président Macky Sall xoolul loolu de non comme moom daa bëri yërmande bu waaw importance la kon nag vraiment ñu ngi ko ci sant bu baax a baax jël 10% ñi nga xam ne nag ñii nga xam ne ñu nekkoon retraite ndeysaan ñu bëri ñu ngi ci kontaan léegi parce que boo demee jël ba retraite bu fekkente ne da nga néew doole amoo ñi nga xam ne ñu lay dimbali dafa métti parce que da nga liggéey ndeysaan ba nga am âge retraite 65 ans 70 ans ba 75 ans xam nga kooku mënutul liggéey bu fekkente ne da nga am njaboot bu ndaw xam nga dafay métti waaye président Macky Sall xoolul loolu ndeysaan dafa leen dimbali wàññi bu mu wàññee ba pare aussi encore xam nga yow léegi mun nañu yokk sa bourse sa pension retraite buñ ko yokkee ba pare ñu lay jox encore bourse familiale waaye leen lii ku koy def ci Sénégal sama gars yi nañu waxal di dëgg nag sama gars yi nañu waxal di dëgg kuy def lii ci Sénégal kooku dañ ko war a jàppale parce que bourse familiale bi ndeysaan keroog ku mu ne leen expliqué woon rek ndeysaan benn daam nu mu ko doon kiyee vraiment c'était triste waaye nag président Macky Sall moo mel noonu bari yërmande ndeysaan kon nag nit ñi dama foog nit ñi dañu xool les réalités c'est pas parce que on est opposant rek lépp lu ñu def mbaa lépp lu ñu wax rek daa baaxul xam nga loolu aussi du doon lu baax parce que lu leen di may yéen tam ñoom it seen i gëdd mooy
bu ñu defaree dara kay nañ wax waaw lii vraiment baax na lii baax na bu fekkente ne gis nañu lii baaxul ni ñu wax baaxul waaye nag pour ñoom pour lu ñu wax rek moom baaxul mu loolu aussi du noonu sa dem benn waay daf mu woo mu ne ma yow Aliou Ngari moi je ne comprends pas ma ne ko lan mu ne ma yow paraît-il que yow sa gars yi nga xam ne ñu doon yuuxu fii ci ay live Facebook ak kii yooyu mais léegi seen mbir dafa xaw kii de voilà ma ne gis nga de yéen a ko gisandoo de gis ngeen de waaw léegi moom seen live mi léegi day kii de day kii trop waaw parce que léegi ñu ngi sàggante seen biir léegi lay yàlla musul nelaw billaay wala léegi ñu ngi sàggante seen biir xam nga ñoo fu nekkoon di sot léegi intérêt yi jeex na léegi ñu ngi sàggante ku nekk ñu ngi sàggante keneen kii waaw ñu ngi sàggante si bu baax a baax sax xam nga loolu moom loolu dafay wane rek nekkuñu si dëgg amu ci dëgg amu ci buñ ci amoon dëgg rek ni sa dund mel nii waaye nag bu fekkente ne yéen seen intérêt personnel ngeen di dox du ngeen xool dara du ngeen di kii dara xam nga loolu du demale réew kanam déedéet du demale réew kanam kon nag vraiment ñu ci war a góorgóorlu bu baax a baax ñu ci war a dimbalante bu baax a baax parce que aussi Sénégal lu ñu may chance au niveau du Sénégal képp ki nga xam ne nga nekk au pouvoir mbaa nga nekk opposition yàlla dafa ñu may rek ñun ñëpp ñoo bokk ndeg bokk bàyyi parce que xool leen ndeysaan keroog suñu papa Djibo Ka le ministre d'État ñëpp ñëw amul opposition amul indépendant amul au pouvoir ñëpp ñëw lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal comme lu mu leen di waxee tout le temps même boo nekk opposition nga nekk au pouvoir tout le temps nit ki dafa war a tey xam lu muy wax xam lu muy def c'est très important waaw parce que keroog bi lii amee ñoom ñëpp ñu ngi doon noyante di waaw foofu amul opposition amul au pouvoir amul Benno Bokk Yaakaar amul Manko xaw ma lan loolu moom foofu ñëpp bokk ndey bokk baay kon nag bu fekkente ne xam ngeen lii yëpp dafay am bu président Macky Sall wootee dialogue kon moom liggéey moom kii na président Macky dafa woote dialogue ñëw la ñu toog ñu xool ne xam ne luy jëmle suñu réew kanam xam nga kooku bañul ñi ñuy toog xam ngeen kooku bañul Sénégal dem ci kanam kon nag nañu gën a góorgóorlu bu baax a baax ñu xam ne Sénégal suñu Sénégal la ñoo bokk ndey bokk baay waaw c'est ça kon nag vraiment sama gars yi bëggoon naa gën a waxtaan bu baax a baax comme ni mu leen waxee woon rek ci njëlbeen bi président Macky Sall mu ngi fi au niveau des États-Unis d'Amérique te aussi dafa war a jël kaddu suba incha allah ci Nations Unies man de xam naa ne moom nañu gën a sant yàlla bu baax a baax xam nga ndeysaan bu demee 30 chefs d'État 30 fanweer chef d'État ku nekk dafa jël audience bëgg gis président Macky Sall wallaay lii dina nim nen 30 chefs d'État ñii bëgg jël audience ak président Macky Sall ñii dañoo am invitation ku nekk mu ngi koy xëccoo ak moom mu ñëw dañu bëgg toog ak président Macky Sall bëgg gis président Macky Sall c'est que dañoo xam ne aussi président Macky Sall fu mu teg Sénégal tey jii ku nekk da nga bëgg vraiment titre que tu es un Sénégalais xool na rek lépp luy xew Afrique lu fa xew rek woo leen président Macky Sall lu fa xew rek woo leen président Macky Sall kon nag lii xam nga boo gars yi nuñ ko doon wooyee sax boo amee wurus boo amee lëngoo da nga ko war a téye ak fukki loxo waaw jamaa moom jamaa boo ko amee da nga ko war a téye ak fukki loxo président Macky Sall ab jamaa la waaw président Macky Sall am jamaa la jamaa kenn du ko fooyee jamaa da nga ko téye ak fukki loxo man loolu laa yaakaar loolu laa gëm waaw
jamaa da nga koy téye ak fukki loxo yàlla def mu nekk jamaa bu mu nekkee jamaa encore ñëw indil ñu pétrole ñëw indil ñu gaz xool leen léegi or bi nu muy génnee kon nag laa ilaha illallah ay waay président Macky Sall catuma la de car catuma la président Macky Sall catuma la car macha allah waaw car macha allah président Macky Sall dafa ñëw bunti Sénégal yëpp ubbeeku nag waaw bunti Sénégal yëpp ubbeeku macha allah mu ñëw xam nga bu njëkk ba ku jël micro waa mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu xam ngeen Sénégal ñoo bokk ndey bokk bàyyi benn bopp la gën xalaa ñaar ah Sénégal amul gaz Sénégal amul pétrole waaye nag Sénégal am na ay voilà xam nga léegi dañu doon way Sénégal amul pétrole Sénégal amul gaz waaye Sénégal am na ay valeur Sénégal amul pétrole Sénégal amul gaz waaw kon nag vraiment Sénégal lu mu am mooy suñu valeur bi suñu culture waaye nag il faut ñu def attention il faut mu dem attention balaa mu nekk inverse waaw balaa mu nekk inverse Sénégal amul pétrole Sénégal amul gaz dañoo am suñu valeur léegi moytu leen de balaa ñu ne waaw Sénégal am na pétrole Sénégal am na gaz on a perdu nos valeurs loolu mooy musiba bi nag musiba bi foofu la musiba bi mooy perte valeur boo perte valeur ñàkk nga lépp amoo tous dara nga amul ku ñàkk ku perte valeur rek xamal ne yow ñàkk nga lépp valeur parce que valeur mooy lépp boo ko pertee baaxul kon nag comme dañu doon woy Sénégal amul pétrole Sénégal amul gaz suñu valeur la ñu am valeur yaa ngi dem de valeur yaa ngi dem waaw mu ngi dem de bu fekkente ne ay jigéen ñooy toog def seeni réunion ñu ne waa dañuy manifester ak taatu nen subhanallah la ilaha illallah subhanallah loolu ku ko mus a xalaat ci Sénégal sama gars yi ku ko mus a xalaat ci Sénégal ay jigéen ñi naan dañuy def manifestation ak taatu nen xooleen loolu sama gars yi moo tax ma ne leen nañu def attention valeur yaa ngi bëgg a dem waaw bu dee jigéen ñi naan dañuy supporter diw buñ ko bàyyi Khalifa Sall dañuy def manifestation taatu nen billahi wallahi taalaahi wallahi ku fa manifester ak taatu nen yàlla bu ngeen ko def de ku fa def manifestation taatu nen aha de xale yaa ngi foofu ñoom seeni yoon ku fa rëpp nag ba nga fa def manifestation taatu nen xale yaa ngi foofu de te aussi man lu ma gën a jaaxal mooy ñu ko organiser mais ay maire lañu man loolu moo ma jaaxal ñoom dañu rus sax ñu génne leen ci télévision ñu ne ñuy toog ni dañu ne léegi bu ñu bañee Khalifa Sall dañu manifester taatu nen léegi bu dee yow xale nga gis nañu sa yaay ci télévision dañ ko filmer sa yaay nee na léegi bu fekkente ne bàyyi ñu Khalifa Sall damay manifester taatu nen même boo defulee manifestation bi déjà dañu ne xoolee yaa ngi def taatu nen waaw moom te muy dëgg bu fekkente ne dañ la génne ci télévision ngay wax nga ne bu ñu bàyyi Khalifa Sall dañuy manifester ak taatu nen déjà yow def nga taatu nen waaw parce que déjà yéene bii ñëw na léegi acte bi moo des yéene bii ñëw na léegi bu fekkente ne yow xale bi yaa ngi gis sa yaay ci télévision mbaa sa maam parce que ñii moom am nañu ay maam waaw ñi moom ñu mën a gis kër ci télévision TFM ñooñu am nañu ay maam waaw du doom rek am nañu ay maam léegi seen sët daal di gis waaw diw xoolal sa maam xoolal sa kii sa maam la du mooy jur sa yaay léegi moo ne day def taatu nen xooleen loolu
loolu baaxul loolu ana valeur bi ah ana valeur bi ngay def taatu neen manifestation rek pour nañ génnee diw te loolu boo ko defee ba ila yow mi diini dootul génn waaw parce que toujours day nekk ci réseaux sociaux yi rek waaw de temps en temps rek gars yi ne waa kaay xool sa yaay mbay kaay xool sa maam mu ngi def taatu neen xool leen loolu nit dafa war a xam lu muy wax nit dafa war a xam lu muy wax nga xam li ngay def moo gën waaye nga naan waaw bu ñu bàyyi Khalifa Sall dañuy def taatu nen dañuy def taatu wallaay boo fa defee ku fa def taatu nen ba xale yi jàppal dooto defaat mais c'est vrai waaw loolu mooy dëgg loolu rafetul parce que la nga xam ne am na loo xam ne sax ay kaddu nit ki warul yëkkati di ko wax parce que même boo ko defulee déjà kaddu dafa mel ni balu fetel boo ko tiré rek jeex na dootul dellu ci biir déedéet dootul dellu loolu mooy problème bi waaw gis nga ni muy naanee ni mar naan marul naar ndox maa ngi walangaar waaw mooy suñu pétrole bi rek mu ngi walangaar léegi mu ngi walangaar bu baax a baax waaw sama gars yi nañu fonk suñuy valeur valeur nit boo pertee valeur perte nga lépp ku perte valeur tu as tout perdu waaw moo tax ma ne bugguma vraiment ñu am sens inverse bu fekkente ne ku jël micro rek muy dans les daayira muy partout ku nekk asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu waaw Sénégal amul pétrole Sénégal amul gaz waaye nag am nañu ay valeur waaw kuy nem day dem bay def manifester def taatu nen xam nga valeur dem na te aussi benn doomu aadama warulaa jaral ngay dem di nga naan da ngay di manifester taatu nen ñooñu moom xam naa ne wax nañu télévision génn na waaye xam naa ne dañ ciy rëccu parce que lii du suñu culture lii du culture Sénégal waa Sénégal xamuñu lii li nga xam ne Sénégal ku ko rëdd ñaanal Sénégal ba génn Sénégal dem yeneen réew ñaanal ñooñu def tegal foofu l'islam muy Cheikh Oumar Foutiyou Tall moo lal Sénégal bu mu lalee Sénégal ñaanal El Hadji Malick Sy ñaanal Serigne Touba ñaanal ñooñu ba pare sompale nag daal di gën dem moo tey des fois ndeysaan su ma gis naan waaw Sénégal am nañu fii diw bañ ci tudd Cheikh Oumar Foutiyou Tall dafa may jaaxal des fois waaw parce que Cheikh Oumar Foutiyou Tall lu mu def ci biir Sénégal ñaan bu mu ñaan ci Sénégal moo ñuy topp ba léegi waaw xam nga rek garab boo ko jompatee ba pare waaw lu bëri da ciy génn waaw ay branche ñoo ciy génn waaw parce que moom ñaan bu mu ñaanal waa Sénégal ñëpp xam nañu Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñooñu ñi nga xam ne ñaanal waa Sénégal ñaanal ñi nga xam ne waa Serigne Touba ñaanal ñoom El Hadji Malick Sy ñooñu bi nga xam ne nekk foofu ci si biir Sénégal xam nga ne boobu valeur waruñu kaa perte boobu valeur jigéen yàlla leen sutural jigéen yi yàlla moo leen sutural yàlla sutural leen trop sax waaw yàlla def leen sutural yàlla bu la suturalee nag waroo weeje sa bopp yàlla bu la suturalee waroo weeje sa bopp waaw ba ngay taxaw ci ay télévision direct nga naan waaw bu ñu bàyyil di damay def taatu nen non loolu moom vraiment man def ma blessé trop parce que lii musu mën a xalaat ci Sénégal ay doomu aadama dinañu mën a taxaw ci télévision ñu naan bu ñu bàyyil di dañu def manifestation taatu nen yéen kay de waaw manifestation d'accord vous avez le droit de manifester tout citoyen a droit de manifester waaye nag manifestation taatu nen loolu moom musiba la waaw loolu mooy yal na ci yàlla musal ci biir Sénégal parce que lii dëggul Sénégal lii dëggul Sénégal kon nag lu mel nii
bu fekkente ne dañ ko def ci biir Sénégal loolu baaxul. kon nag yéen ñee xam ne ñu may waxtaanal ñëpp kee xam ne dëgg sama baat bi ñee xam ne ñooñu wax ci télévision ku leen xam nag muy seen i doom mbaa seen i sët na ngeen yedd na ngeen leen di yedd leen parce que jigéen dafa war a ormal boppam. jigéen yàlla moo ko sutural yàlla bu la sutural nag da nga ko war a fonk sa bopp. waaw sama gars yi vraiment dañu kontaan tey trop bëggoon naa fi yàgg trop ci live bi mais comme ni leen waxee rek xam nga aussi comment yore organisation au niveau des États-Unis d'Amérique ñu war aussi suba bu soobee yàlla ñu ngi woo ñëpp ñi nga xam ne ñu nekk fi ci New York nekk dans les États suba bu soobee yàlla dañu war a daje foofu ci 47e Street entre 2nd Avenue et 3rd Avenue. waaw foofu moom dañ fa war a taxaw suba incha allah ñu woon mbooloo mi vraiment dañoo ànd ak président Macky Sall ñu woon mbooloo mi président Macky Sall dafa am ay nit ñi nga xam ne ñu ko taxawal fii ci diaspora am na ñoo xam ne dans tous les états ñëw nañu fii vraiment di supporter président Macky Sall. kon nag loolu sama gars yi sama message bu mujj bi rek mooy ñi nga xam ne suba incha allah à partir de 16h ñun ñëpp nañu daje foofu nañu daje 47e Street entre 2nd and 3rd Avenue. waaw ku fa ñëw na nga ñëw ñu wane vraiment dañoo ànd ak président Macky Sall dañoo jàppale président Macky Sall parce que gis nañu président Macky Sall fu mu bëgg jëmale Sénégal gis nañu président Macky Sall lu mu bëggee liggéey ci biir Sénégal gis nañu président Macky Sall ñi nga xam ne nu mu téyee Sénégal gis nañu président Macky Sall ñëw nu mu fonkee Sénégal ba la def ñi nga xam ne képp ku fi nekk tey jii même les Américains xam nañu aussi Sénégal tey jii ban démocratie la am ci biir ci suñu réew ba tax na sax kii xam ne ku fi génn ancien président bu Barack Obama taxaw na fii ci Nations Unies ci assemblée générale la woon ba mentionné le nom du Sénégal taxawaayam ci démocratie taxawaayam ñi nga xam ne nu ñu vivre ensemble mu ne Sénégal ngay gis xam nga kuy chrétien xam nga kuy jullit ñoom ñëpp ñoo bokk ne bokk baay kon nag vraiment mu ne nit ñi war nañu Sénégal royukaay la kon nag bu fekkente ne Sénégal royukaay la ñun dañoo war a sàmm suñu bopp dañoo war a aar suñu bopp dañoo war a sàmm suñuy kàddu sàmm lu ñuy jëf. waaw kon nag sama gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm vraiment ba xam naa ne rek ba beneen mardi incha allah fekk ñu gën a yaatu ci waxtaan bi léegi nag rendez-vous rek mooy demain incha allah bu soobee yàlla à partir de 16h ñu dajee 47e Street entre 2nd Avenue et 3rd Avenue pour wane ne vraiment diaspora bi ñu ñëpp dañoo ànd ak président Macky Sall parce que président Macky Sall mu ngi liggéey Sénégal. haza salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seen xarit seen soppe Aliou Amadou Ngaydo kon nag xam naa ne ba beneen jour incha allah ba mardi rek incha allah rabbi jërë ngeen jëf wasalaam.